gaaw ndax ku yéex ñàkk. Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool. électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. ñëw tey ak conseil municipal u commune de Mermoz Sacré-Cœur ma ànd tey avec le premier adjoint le maire Alioune Tall ànd tamit ak le conseil municipal di imam Khalifa Ababacar Ndiaye ànd tamit ak suñu présidente ci commune bi di Mami Kassé ànd ak suñu directrice urbanisme madame Mariane Gomis di doom tamit di doomu Fass ànd tamit ak suma xarit Moussa Gueye di doomu Médina ñu def délégation ci turu conseil municipal ñëw pour indi la suñu njaal ne la nekku moon bi Dakar moo tax ma xaw a yéex a egsi ci kër gi wante lii mun loon ñàkk parce que ku wax waxu écurie Fass yaa ngi wax waxu Dakar te loolu ñun dañ ko yàgg ndamoo di ko yàgg bàkkoo kon nag tey suñu waajur jóge fii yoon la ñu egsi ba ci kër gi ñëw na leen sigi leen digaale di ko ñaanal moom tamit yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla tamit na yàlla may njaboot gi xolu muñ ak yàlla may tamit askanu Ndakaaru ak askanu lamb bi ñoom ñëpp yàlla may leen xolu muñ parce que ku fi jógee fierté la woon ci Dakar wante tamit fierté la woon tamit ci lamb bi mooy suñu wajur Mbaye Gueye donc champion Moustapha Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant wante di dellu siwaat di la waxaat encore sigil ndigaale suñu wajur bu fi jógee wax naa ko nee naa ba ngeen décroché ba tey Dakar mi ngi wut champion kon nag ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla mayaat champion bu meloon ni suñu wajur bu fi jógee wala champion bu amoon dimension suñu wajur bu toog nii di Moustapha Gueye donc loolu moo nekkoon kaddu yi rek dama doon introduire parce que suñu magu yoon di suñu kilifa di imam Khalifa Ababacar Ndiaye moo yor kaddu délégation bi wante di sant yàlla bu baax a baax ci nu mu ñu mayee tey ñu mën a egsi ci kër gi donc champion ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal tamit parce que loolu metti na lool nga am sa mag sa deret mu jógee fii wante lii mooy àdduna mooy demal rek maa ngi ñëw kon nañuy ñaan yàlla rek mu gëj fi loolu mu nekkoon kaddu yi di leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax xanaa imam wax kaddu yi ci turu délégation bi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. champion muy Moustapha Gueye à travers maanaam chaîne bi nga xamante ni moo aju ci wàllu bëre muy la lutte TV tey sa frère sa rak mën naa ni sa jarbaat nekk mën naa ni kilifa gox bi daanaka ndax yaa ngi ci gannaaw dafa bokk ci gox bi mu jiite comme ñu ngi ko waxee présenté ñëpp ñoo ñëwoon tey jii su ma tuddee ñaar ñooñu rek tudd naa Sofiatou Gueye tudd naa Mariane tudd naa Moussa Gueye mi ñu àndal ak commune Mermoz Sacré-Cœur yëpp ñoo leen teewoon ñooy ñëw di la jaale nag mooy ñaanal ki ñuy ñaanal mooy champion muy Babacar Gueye Khalifa Ababacar Gueye Mbaye Gueye Serigne Babacar Sy lañ ko tudde Moustapha mii toog Serigne Moustapha Sy Jamil lañ ko tudde kon Mbaye Gueye yal na ko yàlla xare aljana ni mu daan bégale suñu maas gi nga xamante ni romb nañ 50 ans bu tàkkusaan mosaana jot bañ ni la am mi Mbaye Gueye ñëpp bég te bu ñëwee mbégte mi day gaaw day def fullaak fayda daal di dem nit ñi bëgg ko parce que sport la
te dara nekku ci nag wax dëgg yàlla bégal googu mu daan bégal askan wi tey bu demee ba tey yàlla recevoir ko dañuy ñaan yàlla yal na yàlla joggi ci loolu sax jéggal ko ay bàkkaaram yëpp bégal ko xare ko aljana ñuy jaale champion nag bu fi jógee di ko jaal champion bu ko wuutu yow ku nekk xam na ni tamit mu gudd mu gàtt bëccëgal nga ay at ndakaaru te wax naa ko ca ba ñu doon seeti Abdoulaye Matar Diop ma ni leen ndakaaru mooy Sénégal ndakaaru mooy Afrique ku dégg Moustapha Guèye xam nga lan la def ci Sénégal lan la réaliser ci Sénégal ñan la jox yéene yi tey jii ba ñu dugg ci làmbu parce que bëri na ñoo xamante ni dégg naa sa doom jooju di ko wax muy Balla Gaye de passage maa ngi koy nuyu way juram bi muy ñëw fii ci Ndakaaru yéen a ko dalal muy Double Less tey moom mu dem ba gis la ci say façon ni ngay bëreeg man dama daan dagg lépp lu may def ñëw di la seetaan si am na benn bis mu bëree stade Demba Diop ba gañi génn ñu tungoom ko booba looloo xew ñu tingoom ko nii mu téye mooy bi mu photo def nii yooyu dafa nekk yoo xamante ni bégal doomu aadama la te doomu Sénégal dafa bëri ñu stressé stress boobu ñuy dindi dafay nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla ni ngay bégale nit ñi noonu la la yàlla di yëkkatee la ca des nag àllaaxira yàllaa ko yor yàlla mi ko yor di ko gérer yal na yàlla xare ko aljana moom Mbaye Guèye yéen ñi fi des yàlla na ngeen ko wuutu ak sa frère Gris Bordeaux ñoom ñëpp maa ko jàngal waaw bu ma gisee xam naa dana ko xam parce que bërki dem rek am na ko fa jógee ne ma Gris de mu ngi yóbbanti nuyoo ci yow nee na yaa ko jàngal franco arabe bu Fass jaar nga ci ñi ko jàngal ma ne ko waaw bu ko waxee di dëgg la élèves yi nag dañ daan bëri waaye daal li ñuy mën a wax mooy ñu ngi lay jaale di wax ne la dee moom yàlla koy def ci doomu aadama ni mu defi dund xalaxal mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan waaw yàlla li muy considère li muy tenir en considération mooy jëf bi nit doon jëf ci àdduna ndax rafet na wala rafetul te ku ne lit nag ku ne bëre fii ci Sénégal nga génne ca écurie Fass nga génne ca Mbaye Guèye génne ca Moustapha Guèye ah yaakaar naa daal xam naa su ma waxee nag dana am ñu ci gis seen bopp ay ñoom Fodé Doussouba ak ñoom yooyu mais daal wax dëgg yàlla mën naa ne bu ñu toggee ceeb bi ba mu pare ndawal la ñuy teg ca kaw coof baag yooyu yéenay coof baag yooyu ci kii bi tabarkàlla waxuma nag pour jëme fenn dañoo ñëw pour jaale yow yaa xewle tey ñu ñëw wax lii sa frère sa xarit sa wóllëre mu nekk koo xamante ni doomu ndakaaru la moom tamit waaw doomu ndakaaru pire ndakaaru yitteel ko Bart dama koy xool ba mu yàgg ma ne ko yow xanaa ndakaaru rek mu ne ma waa bu ndakaaru defaroo Sénégal defaru ndax ku jóg ndakaaru ngay wut si kuy dem da ngay jëlee ndakaaru yóbbu kon bu ndakaaru defaroo rek yeneen yi ci des yëpp defaru tey lii xew ngay gis ne ñi jóge di babbu damay dem jamono bi ñu defagul autoroute à péage nga dem Bargny mais boo fa taxawee ci juuti bi noonu da ngay gis plus de 50 Ndiaga Ndiaye ou 200 boo compté 270 ou 80 yi ay jeunes rek la moroomu kii lu ñuy wut si daan seen doole ci ndakaaru bu ndakaaru amul woon lu ñu fiy jëlee kon musiba am kon bu ñu amee ndaw loo xamante ni jóg na tey jii pour préparer siggil ndakaaru yore ndakaaru daanaka loolu taxu ñoo jóg sax waaye yéen xam nañ ni xam ngeen ruq yeeg ruqaat yi waaw xam ngeen ruq yeeg ruqaat parce que soo nee mbërum làmb rek am na ñoo xamante ni bu suuf seddee danañ ne allahuma bu naaj tàngee danañ ne allahuma ñooñu daal dugalaale ko ci waaw ak moom ak ñoom président Ousmane Sonko tabarkàlla nekk nañ ñoo xamante ni daal réew mi fii ñu jëm nii am nañ yaakaar ci ñoom ak président Khalifa Sall mi nga xamante ni moom moo ñu jiite ci lépp sa doom a ngoog sa frère a ngoog sa lépp a ngoog mën naa ni sa doom la sa frère la sa jarbaat la moo ñëwoon tey ak délégation bi mu àndal di la wax ne la yal na la yàlla may xolu muñ yàlla na fi dee gëj di ko jaale nag mboolem askanu làmb nag bàyyiwuñu kenn loolu daal niñ koy tuddee ci champion moo doon déplacement yi ñu déplacé wu ñëw te ñu naroon koo def bien avant parce que yàgg naa la woo wax la ko booba yaa nga Maroc di ziyaara ji seex naroon nañ fi ñëw bu yàgg
te li ko waral mooy xam ni doomu ndakaaru nga Bart doomu ndakaaru la bu ndakaaru xewlee moo xam xew bànneex wala xewu tiis war na bàyyi lépp lu muy def ñëw taxaw loolu daal mooy tànk yi di ñaan yàlla na fi dee géej yàlla na fi dee géej yàlla na dee géej ci làmb ji te yàlla ubbi laat leen làmb ji ba na mu war a demee mu demee ko parce que tamit facteur de développement la président nuñ koy tuddeeti champion kàddu gi mu bëri mu gudd mu gàtt loolu la ñu ëmboon yéene ko tënk ko suñu kilifa yi suñuy nawle yi doon indi doon la ko présenté jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un monsieur le maire Barthélémy Dias ñi ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ak délégation bi nga àndal di la delloo njaal ki sa baay Mbaye Guèye di la ñaanal aussi tànk yi nga dox si jóge sa kër wala nga jóge sa bureau ba ñëw fi fekk sama kër fekk si njabootu Mbaye Guèye Tigre de Fass di leen nemmeeku loolu day wane ne matal nga kóllëre dama am na kàddu yu ma Mbaye Guèye waxoon ci yow ci ay jamono te loolu kat par flash ñàkkul dajante ngeen ñàkkul mos ngeen gisante mais fii lañ toog saal bi ma toog nii ngay def intervention fii mu naan ce fils là vraiment buñ ci amoon 100 kon Sénégal duñu am lu ñu naqari loolu rek référence la te moom kilifa la te su waxee rek fu mu jëlee waxam foor na donc boobu témoignage daa indi ci Mbaye Guèye kàddu yi mu yëkkati te noonu mu ko yëkkati ci yow nag xam naa ne képp fu toog di ko jaale si mun na ko yëkkati ci yow ndax Mbaye Guèye national la à voire international yaakaar naa ne benn wàllam ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko et tombé aussi tamit mu war a nekk sa génération papa bi nga xamante ne moom tamit taxawaayam ci Sénégal ñëpp dañ ko ràññee ba tax ñu naan Barthélémy fils tey jii ñëpp dañ lay xoolee sa wéyjur yow ci xadaram ci nekkinam ak ci taxawaayam et ku ne nag comme ni ko tubaab yi waxee tel père tel fils day am tey Tafa Gueye bu doomam duggoon ci làmb di bëree rek bu géetalee pied droit dóor coup droit rek stade yëpp yuuxu ne doon na bàyyi ba te ñun nag gis nañ nag benn flair rek benn caractère ak benn doxalin ci Sénégal boo xamante ne gisoon nañ ko sa wéyjur wax dëgg yàlla loolu répercuté na ci yow di la waxaat encore rek di la delloo njaal dafa di la waat tam di la jaalee sa wéyjur boobu Mbaye Guèye Tigre de Fass ndax nit ñu ko jaalee ñun noonu lañ la ko war a delloo njaal yow tamit di la gërëm aussi ci tànk yi na doon tànk tuyaaba yoo xamante ne yàlla da koy nangu ndax yu mel nii yombul gars yi sawar nañ ci ngénte yi ci meeting yi ci xuloo yi ci xeex yeeg ci xumbeen yu neex yi mais moment de tristesse ak moment boo xamante ne nit ki am mettit da nga war a ñëw soulager ko lii rek soulagement la day wane rek Mbaye Guèye quand même ñëpp porté nañ ci moom vraiment benn xolu lu mu defal Sénégal donc ñu ngi lay gërëmaat di la sant ak délégation bi nga àndal yëpp di la ñaan yàlla aussi say projet nga réussir ko say projet nag bu ñu koy wax nag moom fi mu ne nii moom jarte nëbb nag da ngeen a jaale si waaye waxtaan moom day yaatu mooy projet Ndakaaru ñun ay doomu Ndakaaru lañu fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ ñu defee li ñuy doon ba ñu doon li ñu doon ndax Tafa Gueye kenn mënu ko dëkkale benn région ci Sénégal bu dul Dakar ñun quartier bi gënoon a compliqué gënoon a gars yi gën leen a joxoñ baaraam gën leen a sonal ba taxaluñ sax boobu quartier lañ juddoo ñun muy Fass Barak li xew ne ci dëkk bi ñëpp di ko coow muy mbënd Fass na mosa wulee ñaay ndax buntu kër yi diggante ñaari kër yi ci nekk rek daawul mat 10 mètres ñu jàkkaarloo suñu papa yi nag bravoon bu tawee nag ñoom ñëpp ñu wax seen i caaya seen doom sol seen i short ñuy gas di wàq muy dem ñu ciy nekk di ci nekk tantôt quartier ba lakk ñu defaraat tapal ba mujj gi finalement ñu taxal ñu fa yóbbu ñu Fass Mbao boobu nag fël la Mbaye Guèye Tigre de Fass génne àddina wax dëgg yàlla kon moom topp juddoo na Fass topp Fass ba dem ca Fass gu mu jëm bu wuyu ji boromam donc la ñu delluwaat rek di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana waaw monsieur le maire nag ñu koy waxati non Barthélémy mënuma monsieur le maire laay yem ci pour expliquer rek ne dañ jëm ci phase yoo xamante ne di ngeen dagaan di ngeen jóg te fàttaliku ne nag dagaan yi fi jàlloon jaagale ko ci le maire Khalifa Sall moom tam ñu ngi koy nuyu di ko beral cër di ko jox wàccuwaayam ndax moom tamit tant soit peu am na accompagnement yu bari yu ñu def
et ñi ngi rappelé wu jubilé bi ngay tudd léegi bi ñu koy def en 2010 dafa ñu joxe matuwaay yu mat sëkk dafa ñu jox place Obélisque defal ñu ci ay suuf defal ñu ci tribune yëkkati une somme d'argent bu am importance teg ko suñu loxo ne Tafa Gueye yow boo dee jubilé def 23 ans de carrière fii ki Dakar nekk mbaru Dakar ñun bu ñu nekkaloon séminaire jour jubilé bi mu ngi tombé ak ñoom ñu nekkoon séminaire à Saly ce jour-là en 2010 je veux dire en juillet 2010 c'était le 9 juillet 2010 bu ngeen xoolee seen archive bi da ngeen gis ne moom le maire Khalifa Sall dafa nekkoon à Mbour à Saly yónnee délégation conseiller mi ñëw directeur de cabinet gars yi ñëw ànd ak ñun toute une nuit le lendemain toute la journée et yaakaar naa ne ci moom lancé boobu Barthélemy ci laa ñëwoon sa maire yi ànd ak sama délégation yow aussi nga recevoir ma en tant que maire d'arrondissement boobu yaakaar naa ne yooyu jamono moo xewoon yow tamit nga tatagal ñu dalal ñu defal ñu sa teraanga accompagner ñu ba sax ñëw toog ci biir làmb ja loolu donc c'est énorme pour ñun at nit ki nag boo ko defee loolu baax dafa lay war a delloo lu baax kàddu yi nag kàddu ngërëm la ak sant te di la encourager te xam ne ñu ngi lay suivre Sénégal moom ñëpp a ngi suivre li xew ci dëkk bi actualité bi ñu koy suivre sacrifier nga sa bopp ba tàyyi dem ci kaso bi biñ la fi jëlee di la yóbbu dëkk ba tudd Tambacounda et partout épreuve yooyu yëpp nga ne ci ba nëgë ni moo tax sax xëy na ñu may la jàmm parce que doomu aadama yi soo dul bañ boo dul lànk dañ lay yeew buum sabaat di la diri waaye yaakaar naa ne la daan xew démb ñu téye la yóbbu la Tambacounda lu ko raw mi ngi xew tey te bougé woo place xeex nga sa poste nit ki nag boo nekkee ci àdduna da ngay xeex sa poste un attaquant da ngay dugal ay buts pour ñu bàyyi la ci attaque ba un gardien de but da ngay taxaw ci camp yi bali du dugg lu muy bari ñu bàyyi la ca camp ba loolu mooy xeex nga sa poste loolu nga xeex nag boobu ba léegi yaa ngi ci waaye ñun nag doomu Ndakaar lañu bu doomu Ndakaaru jógee dugg suñu kër wax ak ñun dagaan ñu dañuy sawar pour ànd ceeg moom ñun bu ñu sañoon Dakaaru Njaay dafay resté au Dakar waa Moussa koy kaas ci ay jamono du ma ko làq Papa Diop mi nekk maire de Dakar dama taxaw sigguñu ci kawam na ko Dakar grand su fekkee dëkkoo Dakar rek waroo nekk maire Dakar ci ay jamono ndax maire ville da ngay dëkk ci ville ba boo fa juddóol tam war nañ la fa min ba nga saf fa saf te nag yaakaar naa ne suñu dëkk bi bari na ñu fi yore ay ndomba tànk ci yenn place yoo xamante ne dañ koo jëlee ca ña fa dëkk cosaan ba te nag ku bëgg a defar Dakar nag da nga koy jox ay doomu Dakar man loolu laa gëm ñun nag ñu ngi jëm ci ay séance yoo xamante ne yaakaar naa ne mois de janvier la coow dana bari kër-kër gi dina bari waaye nag ñu defar suñu taxawaay waaye ñun doomu Dakar lañu donc ci même lancé bi maa ngi nuyu encore sa frère et ami Ousmane Sonko xam ne jaawoon na fi de passage def comme ni nga def nii di nuyuwaat encore une fois Khalifa Sall bi mu quitté ba léegi ci natt bi mu nekkoon ba léegi teguma ko bët wax dëgg yàlla dama koy séen de loin rek waaye tamit taxawoon na taxawaay boo xamante ne dafa nangu Ndakaaru ñun ay doomu Fass lañu dañuy bëgg di féetewoo rek la ñu féetewoo nit ki booy ànd ak moom ca muy neex da ngay continuer moom buy naqari rek ndax sëñ Mansour rabiyaatu anhu borom dara gi nee na ki tax nga ne xew wala nga ne xoj war nga ko jox cër boobu mooy ki tax nga xew ki tax nga doon li nga doon da nga war dem moom ba sedd guy rek waaye nag Sénégal moo baaxoo kala takkal ndombu tànk bu amee jafe-jafe nga dagg ndombu tànk bi doo ko sax sànni ndombu tànk ba waaye da nga koy dóor ci ngaam waaye nag ñi ngi am aussi Khalifa Sall ñi ngi am ay ñi koy yónnee suñu encouragement xaw ma lu ko pouvoir may nag maa lu ko doole may mais ñi koy jox suñu encouragement te di ko xamal ne ko bu dee moo leen jiite yéen ñun dañuy nangu sax ñun mu jiite ñun Moustapha Gueye ak ñu ànd ak ñun loolu message bu ma koy yónnee wax dëgg yàlla di ko nuyu moom tamit bu baax a baax di ko wax ne ko lépp loo mos a def Dakar fàttewuñ ko fàtte xaju fi fàtte lu moom mën a am mais ñun fàttewuñ ko et épreuve bu mu jaar moom tamit ni dafay jaar suñu nit ñu baax ñëpp dañu fiy jaar boo xoolee sur Sénégal ñi fi lim ñëpp ñu doon ay borom ndomb tànk doon ay guerrier maa ngi doon ay wàllu yu ay xut bu samaan dañ faa am épreuve bu ñu jaar kaso boo fay jaar na jaar ba set nañ la tooñ tuumaal la dugal la fa génn la nga set bul rey nit bul sàcc bul fetal bul wuruj te neexaa naa yëpp dafa ci dara donc nag mi ngi amaat suñu confiance ñun waa Ndakaaru li ko wër yaakaar naa ne bu ñu continuer danañu xaabaabal jëm ci politique ci biir profondément waaye
waxtu bu jotul kenn du ko julli waaye mën nañ koo nodd bientôt les échéances te ñun nag bëgg nañ ci am taxawaay boo xamante ne ndakaaru dina ko yëg kii di ndakaaru nag di ñi nga xamante ne ñoo takk seen sër takk seen tubéy fexe xeexal ndakaaru ba jëlaat ndakaaru teg ko ci loxoom salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.